dañuy wax asalaamaaleykum di nuyu seen téléspectateurs yi di nuyu képp koo xam ne tey mi ngi suivre KM basket KM info donc liñ ci mën a wax nag tey mooy di ko rafetlu ndax xam nga nit bu jëlee bés jagleel la ko ñu da laa war a sargal donc mënoo lu dul rafetlu ko te tiré ci aussi ay leçons yi mooy ñooñu am nañ reconnaissance kon donc lépp loo leen doon defal gis nañ ko tax xam nañ ko kon ñaax bi nga ci am rek wala leçon bi nga ci mën a jëlee mooy lépp loo leen doon defal war nga koo yokk ndax mën naa am defal nga sax ñeneen ñoo xam ni li nga defal ñii li nga defal ñeneen ñu ëpp te amuñu reconnaissance boobu donc loolu lañ ci tiré donc di kontaan vraiment ci bés bi di kontaan vraiment ci sargal bi di ñaan KM info li ci seen kanam nekk ay ndam. tëjee rek mooy ginnaaw bu ñu sante référence basket club dañuy sant ñi nga xam ne ñoom lañ àndal parce que tey dañu ànd ak suñu ay mbokk suñu ay waakar ñu ñëw ànd ak suñu ay xarit suñu ay collègues boo gisee sama wet nii Gabriel Marie boobu moo fi nekk chargé de mission nekk conseiller municipal yore lépp luy finance ak litige ca mairie ba sama frère Paco mi ngi fi Mbaye ñu ànd ak Modou Mbodj ànd ak Mamadou Ndiaye ñu gën a xam ci Boga ànd ak Ndongo Fall ku lim juum ñoom ñëpp vraiment ñu bàyyi seen yite ñëw ànd ak ñun si bés bi donc ñu ngi leen di sant di leen gërëm. waaw ñun li ñu wax rek mooy laay dañ ko encouragé parce que li tax ñu ko encouragé mooy xam na li muy def te xam na fi mu teg tànkam lii mu def rek leçon de morale bu mag la mooy bu la nit ki defalee war nga koo delloo njukkal bi mooy nga am reconnaissance donc déjà da ngay xam ne kii donc ku jar a encouragé la ku jar a jàppale la parce que am na ku ko wax benn bés nee na Kër Moussa bu njëkk ba sport yi ñu daan def basket bokku ci kon tey bu ci basket bokkee ba jeunes yi bëri di ko fowee jeunes yi bëri mu nekk seen sport war nañ koo sant yàlla mais war nañ koo sant aussi laay parce que lépp moom la donc ñu ngi ci ginnaawam di ko jàppale lépp loo xam ne tey xalaat nañu buñ ko waxee wala ñu def ko dina ko dimbali ci mission bi nga xam ne moom moo ko assigné donc on est prêt pour accompagner ko pour soutenir ko ci loolu. waaw salaamaaleykum Kër Moussa TV di leen di sant di leen di gërëm tey nag Loto Ndiaye moom la ñuy sargal fii nii Kër Moussa parce que club de basket bi fi nekk ak effort yi muy defal club yi yëpp club bi ñoo fas yéene ko sargal tey jii nii man nag monsieur le maire moo ma fi yebal parce que moom moo yore lépp loo xamante ne sport la jeunesse ak emploi ci mairie bi. te wax dëgg yàlla moom ñu bëri bu ñuy wax sport Sénégal rek football bi la ñuy gën di miser surtout ñun ñuy collectivité locale yi mais boo xoolee Kër Moussa ñun dañoo am particularité suñu lépp defuñu ko ci football bi kese mais dañ koy def ci basket bi tey wone na ko dañ koy def ci lamb ji dañ koy def ci arts martiaux yi dañ koy def ci bépp sport boo xamante ne dañ koy pratiquer fii ci suñu commune bi. ñu toog conseil municipal Loto commission ne stade Kër Moussa bi war naa am tur te yaakaar naa bu ñu ko waree jox tur Loto mii ne bu ñu sañoon day ñu jox ko suñu pap Samba Ndiaye mi nga xam ne bu dul dara sax yàgg naa defal sport ngeen koy boole ci seen i ñaan yéen tamit parce que da di góor gu baaxoon boo xamante ku bëggoon dëkk bi la lépp loo xamante ne sport la tamit moom da ci doon taxaw loolu bu ñu ko proposé tamit conseil bi yëpp à l'unanimité ñu d'accord ci moo tax stade municipal bu Kër Moussa bi stade municipal Samba Ndiaye la tudd. te incha allah bu ñu defaree grille de protection ba inauguré ko dinañ def benn plaque boo xamante ne yéen ñëpp di ngeen ci teg seen bët te loolu yëpp mun naa ne ci bilan la bokk bu ñu jógee ci loolu tamit yéen waa référence basket sànq seen président bi wax na ko neen depuis 2006 moo ngi leen di jàppale te yaakaar naa jamono jooju su ma juumul nekkul woon conseiller mbaa même bu newoon conseiller sax peut-être newul président sport kon da di koo xamante ne dafa yàgg dugg ci sport bi mu leen di jàppale. te xoolu ci kii xoolu ci kee kon kooku noonu monsieur le maire nee na ma su ma ñëwee fii nii war naa leen koo wax ci seen kanam ndax da di nit ku baax ba leneen li nga xam ne tamit monsieur le maire yóbbante na ma ko surtout yéen jeunes yi xam ngeen lan la ma wax nee na ma am na mbégte ci jeunes yi du ay caaxaan lépp loo xamante ne développement la ci dëkk bi tamit ci loolu la ñuy dox ak moom loolu moo tax tey jii nii am na firndeel ngeen di sargal Loto mii parce que Loto mii lu bari
maire da ko ciy taxaw donc yenn yu bari bu ko mënee tamit maire moo ko ciy jàppale kon lii nii boo ko sargalee day mel ni monsieur le maire ngeen sargal day mel ni Gabi mii ngeen sargal day mel ni conseil municipal bi yëpp ngeen sargal kon boog yéen référence basket club ñoo ngi leen di sant di leen di gërëm ci seen taxawaay ci seen mobilisation ci ni ngeen jàppee suñu waaj yi nga xam ne mooy suñu lépp di xaritu monsieur le maire muy ndaw monsieur le maire ci kàddu yooyu laay jeexalee parce que loolu la ma monsieur le maire yóbbante woon mu ne ma tamit waa référence basket club lépp loo xamante ne soxla ngeen ko muy ci ay matériel muy ci loo xamante ne day tax seen club bi gën a naat seen club bi gën a jëm kanam ndawam a ngi nii muy Loto Ndiaye def leen seen i cahier de charge ngeen soumettre ko bu laajee ngeen jël rendez-vous monsieur le maire lépp lu ci war incha allah dina ko dox parce que loo gis ak liggéeyam comme que affaire sport la liggéeyam monsieur le maire nee na ma def leen seen cahier de charge lépp loo xamante ne ay besoin la ngeen soumettre ko bu laajee une mobilisation ak une délégation ngeen toog yéen ñëpp ngeen waxtaane ko lépp lu mu ci war rek lu mu ci mën a def tamit te tamit duñ leen promettre loo xamante ne mënuñu ko lépp loo xamante ne mën nañ koo def mairie bi mën na leen ciy gunge incha allah boo toogee ak Loto Ndiaye li ci war yëpp dina ko def sànq journaliste bi moom may naan fii amul projecteur mais foog ma leeral benn affaire fii du seen terrain école bi la. foo ngeen déglu tamit ñun dañoo am terrain municipal mooy bi nekk cib na foofu am na terrain basket kon lu ñu war mooy ñu équiper terrain bi defar ko ba mu normal ba yéen doo leen gàddaay doo leen dem di àbb foofu mooy seen terrain parce que yéen a ko moom parce que terrain municipal la fii bu neexoon proviseur bi doo leen fi ñëw mais comme que moo fi sës muy proviseur bu baax tamit waa école bi tamit ñu ay nit ñu baax ñu yaatal leen kon ñu ci profité ci tamit sant leen gërëm leen ci yaatal bi ñu leen yaatal mais terrain bi mooy seen terrain mooy seen moomeel te lépp loo xamante ne maire bi war naa koo def ci terrain bi comme ni mu ko defee ci terrain football bi clôturer leen ko defal leen ay grille de front fi yeneen infrastructure war nañ koo def ci terrain basket bi mais loolu yëpp ay waxtaan la ngeen toog ak loo ngeen xool ay projets yi ñu ciy def incha allah buñ ci toog ak monsieur le maire lépp liñ ci war yëpp dinañ ko def ñoo ngi leen di sant di leen di gërëm jërë ngeen doon fraîchement doon joué tey ji moom moo ko jënd kon kooku da ngeen ko war a tàcc bu baax waaw voilà parce que en tant que jeune sportif moom moo nekk le responsable de tout ce qui est sport dans notre commune donc loo ñu ngi lay jaajëfal tu es un frère boo xam ne nii seetaanoo basket bi comprendre nga ñun nag li mu ñu waxoon depuis le début moom gis nañ ne yaa ngi koy def début bi daf ñu waxoon nous sommes en collaboration avec référence basket comprendre nga ah lii nag nekkul parrainage comme ñi ko ñëpp foogee Loto dañ ko doon sargal tey parce que 2006 ku la gunge ba 2021 boo ko waxul jaajëf yàlla mën na laa bindal bàkkaar te nit ki lépp looy def ah boo bëggee ku ko wax ak boo bëggul ku ko wax bu fekkente ne lu baax la ah nit ñi danañ ko wax kon Loto Ndiaye ñu ngi lay remercier bu baax a baax di la ñaanal yàlla mu gën a yokk sa taxawaay di la wax ni tout simplement li nga def c'est énorme bu ko xeeb li nga jàppale référence ci àdduna référence basket li nga ko jàppale c'est énorme comprendre nga tey jii tey bépp réussite bu am bépp professionnel bu jóge fii dem nekk international Loto Ndiaye jàpp na ci mais aussi objectifu référence basket nekkul comme li ma leen waxoon bàyyi nit wala hypocrisie wala leneen référence am na ñeneen ñu ko jàppale ñooñu ñëpp daañu leen sargal mais ñooñu ñëpp aussi daañu taxaw fii ci NBA Kër Moussa bi ñu parrainé leen mbir mi parce que ñoom ñoo ko moom comprendre nga kon tey Loto moo ayee Loto vraiment mention spéciale à Loto Ndiaye et puis ñun mënuñu laa remercier damay faral di wax booy yi ne leen nga yëkkati defal nit loolu jafe na mais nit ki la defal li nga ko war a fayee tamit loolu moo gën a jafe kon ñun amuñu sa fay référence basket nag 2006 la commencé ñoo ngi si tey si suñu 9e sortie ay xale yoo xam ne ni ñoom ñëpp fii lañ jàngee basket dem bitim réew di basket tey jii képp ku ci sol maillot équipe nationale yow dinañ la tudd ne contribuer nga ci développement de réussite am comprendre nga te loolu la ñuy xaar ci jeunesse yi yéen nag ki ñu war a dimbali ki gën a neex a dimbali mooy ki nangoo jàng basket ki am discipline terrain bu ngeen dem di ngeen fa dégg discipline certainement dañuy jaajëfal waa ACAPES parce que gis nañ ne ñëw ngeen fi nekk yaakaar naa une 80aine de personnes 80 personnes ñëw ci benn barab bokkuñu ay jikko te gisuma benn yoon ngeen histoire fi bu ngeen demee si li ngeen nekkoon dynamisme bu ngeen nekkoon di entraîner boobu baax na parce que histoire wu leen fi nanguwu leen ku leen gagné ci ñàkk fayda yéen nañu doon gagné ñu ngi leen doon gagné mais ci fulla ak fayda ngeen ko doon defee seede yàlla.
waaw donc foofu la ñuy yemale kàddu yi ngeen jégal ñu bu baax ci kàddu yu guddi yi ñu jox coach mu sànni ci après ñu jox le parrain bi nga xam ne ni ñun amuñu fayam wax dëgg neex yàlla coach ñu ngi lay jaajëfal.